ak ki di Aliou Sow xam naa en deuxième partie ngeen koy daal di am bu baaxee rek dañuy daal jëli li leen di seen rubrique économie. Alors rubrique économie Mamour Diaby Gassama nga fas yéene waxtaanee li nga xamante ni moom mooy le rôle des députés pour un développement durable ak ki la di honorable Moussa Cissé xanaa rek ñu daal lay bàyyi nga daal di dooree waxtaan bi. loolu la Awa Konde comme li nga wax rek tey nag ñu fas yéene waxtaanee la nga xamante ne moom mooy les députés pour un développement durable honorable gis nañ ne bon def nañ élection législative yi gis nañ ne Sénégalais aussi mun nañ ne jamono yi dafa mel ni seen maturité dafa gën a yokkaat ba tax na sax gis nañ ne pour la première fois dans l'histoire du Sénégal bon mun nañ ne cohabitation dana am ca Assemblée nationale waaye tamit askan bi ñu ngi xaarandi lu bëri ci député yi ndaxte jamono ji bëggatuñu ka nga xam te moo ñuy tàccul rek waaye bëgg nañ ko xam te ne day voté ay loi xam loi yi waaye tamit def ay propositions yi nga xamante ne mën a tax Sénégal daal di jëm ca kanam honorable tey jii nii est-ce que mën nañ xam député yi ñoom ban rôle lañ war a jouer ci côté koom-koom gi ndaxte koom-koom gi jamono ji dafa xaw a tagatembe. salaamaaleykum ngeen may ma nuyuwaat. nuyuwaat suma sëriñ ba. di ko ñaanal muy Sidi Lamine Niass moom mënuma ñëw ci Walfadjri mukk te ñaanaluma ko yàlla na yàlla barkeel njabootam. amiin 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 di siyaar encore son fils Cheikh Tidiane moom tamit liggéey bu rafet bi nga xam ne continué na ko ndax ñëpp tiitoon nañ ci Walfadjri après Sidi Lamine Niass waaye alhamdulilah ko fi dikk tey xam ne Walfadjri moom ca kanam rek. di santaat encore yàlla ci élection yi nga xam ne génnee nañu ko ngeen may ma nag ma remercier waa Kaffrine ndax ñoo defoon ci man choix ci Yewwi ak Wallu ñu am fa résultat ba ñu fa am malgré ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqatoon ndax ñoom duñu ay démocrate yàlla def li mu def ñu nangu ko alors dégg naa li nga wax ci rôle du député mais danaa leen xamal rek ne soxna si député assemblée nationale ñaari nit rek ñoo ko yore ñaari nit muy président ba ak président groupe parlementaire gis nga ñooñu suñu baaxee liggéey rek assemblée ba baax mais bu fekkee ne liggéeyuñu kenn mënta fexe ba assemblée ba dox muy président assemblée nationale bi ak président groupe parlementaire ñoo yore liggéey yeneen député yi yëpp dañ cay topp rek ñooñu nag ñuy ñaan yàlla assemblée bii dikk nii bañ a mel ni bi passé parce que bi suñu président ba suñu frère Moustapha Niass ku ne xam ne 10 ans yi li mu def ci assemblée nationale bi naqari sénégalais yëpp ak président groupe parlementaire ba fa nekkoon ñu ngi ñaan nag président bay ñëw gu yoon moom moytu li nga xam ne moo xew ci 12e ak 13e législative. mais comme par exemple tey bu ñu ne dañuy dut baaxam seulement président assemblée nationale ak président kii parlementaire mais député aussi ñoom aussi am nañu rôle ba nga xam te war nañ ko jouer donte sax dañuy jàmmaarloo ak ñi nga xamante ne peut-être bokkuñu gis-gis mais ñoom tey ban taxawaay lañu war am est-ce que tey ministre war na voter benn loi ñi am benn budget te amuñu consensus ministre yi. kii député autant pour moi. boo gisee ma ne ñooñu ñoo yore assemblée bi. parce que député dafay def projet de loi comme ni ko gouvernement di defee mais malheureusement ñooñu seen projet de loi bu fa opposition indi wala keneen indi ko muy xalaat ba lu mu rafet du dem sax discussion ñoom dañ ko sànni ci poubelle bi loolu day yàq assemblée il faut que ñuy déglu député yi député yi bu ñu indi projet de loi il faut ñu étudier ko seet li ci am réew mi njëriñ ñu def ko mais ñoom malheureusement bu fekkee ne opposition indi na fa projet de loi ak nu mu mën a mel président bi sax du ko yóbbu fenn ñu discuter ci day jël rek sànni ci poubelle loolu mooy li passé woon kon nag war nañee ñaan cette fois ci du am beneen bi nga xam ne bokk na ci lii rafetal liggéey bi muy gouvernement bi suy defar budget daf ci war a associer député yi mais malheureusement c'est pas le cas suy defar budget day defar ba pare ba boucler indi document yi jox député bi 15 jours nga lire ñu commencé discussion yi dem commission technique commission de finance dem plénière discuter loolu ca naqare ak loolu ca neex yëpp peut-être l'année prochaine lay ñëw mais année bii moom passé na moo tax may wax ne bu ñu bëggee assemblée bi jaar ci yoon il faut que ministre bu ne buy defar budget daf ci associé assemblée nationale assemblée yebal fa ay député ñoom tamit ñu seet kenn ku ne sa gox parce que député moo gën a jege population bi moo gën a xam la fa xew moo gën a xam li leen naqari moo gën a xam liñ bëgg
moo gën a xam yoon yi gën a bon moo gën a xam mbay mi lan moo ci xaaju ci engrais lan et cetera yooyu dafa député bi moo gën a jege population. mais malheureusement c'est pas le cas ñoom suñuy defee seen budget dañuy def ñoom seen i technicien ba pare rek def ay documents ñëw teg député bi jox député bi ne ko pendant 15 jours liiral budget bi. mënatoo ci dara kon jàpp nga ne ni 14e législature bi mooy député yi kenn ku nekk pour goxam mën a développer faw mu proposer mu xam lan mooy urgence bi daal di ko proposer ñu voté ko. loolu nag pour mu am il faut que ñu associer leen ci bi ñuy defee budget bi waaye li daan xew moom député bi du mënu ca dara la mooy wax ba peut-être l'année prochaine lay mën a ñëw mais année bii moom muy woote budget boobu fekk na ñoom bëgg leen seen budget ba pare. loolu erreur la loolu man yàgg naa koy wax ci assemblée nationale ne ministre yi bu ñu defee seen budget yi nañ di associé député yi. député yi gox bu ne mu seet la fa gën a yàkkamti ndax ñoom xam nañ la fa gën a yàkkamti muy ndox muy yoon muy courant nañ leen di associé. mais malheureusement duñ koy def ñoom ak seen technicien rek ñooy tëju defee seen document indil assemblée. waaw c'est que man bu ma la déglu dafa mel ni. kon foofu député amu fa njëriñ. dafa mel ni xam nga dafa mel ni député amu fa njëriñ. ba tax na léegi kii nga xam ne mooy président bi ak président groupe parlementaire rek ñoom ñooy buum di buumi. dégg nga di doxal seen i seen i ay bëgg-bëgg. waaw mais léegi xanaa député bi quel que soit alpha même bu fekkee sax loolu yow li nga wax moo am xanaa nag. wax ngaa mën a jël maanaam yow sa xalaat indi sa sa kàddu wax que lii laa bëgg réew mi nii laa ko bëggee bu dee économie dama bëgg économie bii nga xam ne lii ñu ngi yàq xaalis bi lii ñu ngi fi ñuy dugal xaalis bi baaxul nii na nga xanaa nag député bi wax na kaa mën a wax. malheureusement assemblée dafa am ñaari parti benn bi ànd pouvoir benn bi nekk opposition lu mu mën a indi. lu mu baax ci réew mi lu mu am njëriñ beneen parti bi duñ ko gisee noonu loolu lu ñu war a régler la député warta nekk opposition ak pouvoir puisque député rek la député du Sénégal. mais malheureusement ba léegi c'est pas le cas nag loolu moom ci régime yëpp la pouvoir bi day défendre toujours pouvoir rek opposition bi lu mu wax ak lu mu am njëriñ pouvoir bi ñu nekk pouvoir duñ ko gisee ne am na njëriñ loolu lu ñu war a régler la xaw ma assemblée bii ñëw mais li passé moom loolu moo fa nekkoon bu ñu waxante dëgg rek. léegi la ñu caay amal njëriñ daal képp koo xam ne indi nga loo xam ne amal na réew mi njëriñ président bi war na ko teg ci taabal bi ñu discuter ko président groupe parlementaire bi wax ay groupe am ñoom tamit ñu appuyer ko. mais li passé moom ci député Gomis waxuma li amul njëriñ de mais njëriñ la bëriwut. Fatima ki di am question. est-ce que budget yi ngay wax bu ñu xoolee rek ci comportement yenn ci ay député ñi nekkee assemblée est-ce que yayoo nañu ko ndax bu ñu xoolee 12e législature bi ak 13e bi maanaam seen comportement rafetul woon rafet goo xam ne sax amaana askan wi defoon nañu leen référence ci ba tax ñu leen di dénk yenn donc est-ce que budget bi ngay wax léegi ñoom yayoo nañu ko vu que nañu leen di gisee ci biir séance yi ñii di xeexoo ñii di waxante lu ñaaw loolu moo fa gën a fës par rapport ak liggéey. xam naa mujj nañ sax rus toog ne député laa woon wallaahi toog sax ci plateau ne député laa woon da ngay mujj sax ñu am kersa di ko rus ndax li nga xam ne moo passé. loolu député Sénégal da koo fonk beneen honorable du ñëpp ñoo koy dégg suñ la ko xasee wax dafa am noo war a comporter woo waxuma sax pour yow mais ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ci assemblée bi mais malheureusement li passé nii moom. képp ku nekk député am jom naqari na la ñuy ñaan nag bii dikk nii moom mu bañ a mel noonu kooku man mosuma ko gis Sénégal 13e législative bi mosul am Sénégal. xeexoo ay faux passeport ay xaalis bu non c'est dommage neexoo la wax sax yëpp ci micro ko. député ban regard nga mën a def ci 14e législature bi nga xamante ni ñu ngi koy waaj a dëgmal est-ce que am nga yaakaar ci xëy na am na ay coppite ci ay nouvelles têtes yi nga xamante ni nouvelles profils yi nga xamante ni dinañ leen gis foofu la ci pencum ndaw. bu fekkoon tey man maa fa nekk di dogal. li may jëkk proposé. mooy li Abdoulaye Wade defoon te mu indi suñu problème ak Macky Sall. Abdoulaye Wade dafa waxoon ne bureau assemblée bi
suñ koy teg président bi ba ci vice président ba secrétaire général yooyu ñëpp nañ leen voté 1 an. loolu waxoon Macky Sall bi nekk président assemblée nationale. mu ne Macky Sall dañuy wootee président assemblée au lieu ñu woote ko benn yoon 5 ans nañ ko dindi chaque année ñi woote leen ñoom ñëpp parce que ñoom ñëpp député lañ. nañ fexe ba bu woote président bi woote bi président yi woote secrétaire yi yëpp ñu woote leen biñ ko waxee Macky Sall mu ne noonu la daf may xeex loolu moo indi woon conflit bi. bu ngeen rappelé woo loolu indi woon conflit bi loolu nag lu ñu war a jàkkaar régler la président assemblée nationale su taxawee cette fois ci man bu doon man. dañ koy wootee mu am 1 an Gomis gis nga soo defoon nit ki 1 an mu wóor que ne bu at mi jeexee dañ koy woote waat day liggéey. waaye nag ci histoire. waaw maa ngi ñëw damay leen di loo xam ne histoire la woon te moo. gën non histoire boobu ngeen di daf ci am loo xam ne moo amoon na. boo gisee Macky Sall temps yooyu. moom maanaam mu bañoon ko parce que amoon na benn guéguerre diggante maanaam. moom ak Macky. kii bi Macky Sall ak Abdoulaye Wade. loolu moo tax moom mu bañ ko. baba jékku na bëgg na fi pour rek. waaye yàlla xam na ne loolu li may wax nii. bu ngeen laajoon personnel bu assemblée bi. wala ngeen laaj képp kuy dund ci assemblée nationale. xam na ne moo gën puisque président bi suñ ko falee. 5 ans moo ko ne fekk 5 ans kenn mënatu ko fay jëlee du bokk ak su ko wóoree ne bu weer bi dellu si waatee déwén dañ koy woote waat duñ bokk Gomis xoolal loolu dañ ko war a kenn ku ne ñu fal 1 an. bu weer ma terminé damay def proposition boo xam ne 2 ans ou 3 ans sax. 1 an chaque année chaque mois de juillet dañuy woote renouvelé bureau assemblée bi suñ koy renouvelé ñëpp nañ renouvelé bi A ba Z. loolu la fépp daal da indi woon ak Macky Sall ne non dañ bëgg suñ ko woote daane ma loolu indi woon coow li bi dañu ko fàtte. mais est-ce que du seen propre intérêt la ñuy suivre loolu xaaral ngay ñaan loolu. cette fois ci nañu ko delloo si waat buñ taxawalee bureau bi su weer bi dellu si waat ci déwén sa nañu renouveler bureau bi A ba Z dina tax ñëpp dem seen liggéey mais fal la jox la 5 ans yow président assemblée nationale mu wóor ne 5 ans yëpp yaa ko nekk président assemblée nationale dootu loolu liggéey bu la neexee te kenn moo la fay jëlee loolu du dëgg te loolu daa jëlee woon na ko fi. léegi moo ko dellu si waat Gomis. waaw xam nga sànq da nga wax benn wax bu am solo boo xam ne ma dëggal la ko mooy que il faut que député yi donc député ministre directeur de société yi il faut ñu xam ne lenn foofu ñu nekk duñu maanaam bokkuñu benn parti bu ñëwee ba yore kii député waxuloo ne man PDS laa bokk député APR laa bokk député du peuple la dëgg la parce que yow mii peuple bi bien vrai que yow maanaam sa kii sa parti moo la kii de moo la proposé mais peuple bi moo la fa indi effectivement kon nag man foofu laa d'accord ak yow bu fekkee ne maanaam ñooñu nga xam ne ay député lañu bu fekkee esprit boobu la ñuy demee à l'assemblée dinañu am assemblée bu mature mais tant que ñu ngi demee Ablaye Wade de man de député Ablaye Wade laa man de député Sonko laa man député Barthélémy laa gis nga doo dem dëkk bi assemblée du baax dégg nga loolu nag est-ce que yow est-ce que maanaam loolu nga indi est-ce que yow noonu nga meloon Gomis man bëggoon naa ngeen dem assemblée am na lu ñuy wax service législatif lépp du député wax dañ koy enregistrer archive yaa nga fa man am naa ministère yoo xam ne dañ bokkoon ci suñu gouvernement ma woote seen budget contre pourquoi puisque ni ma gisee seen budget président dama jox la benn exemple nga xam ne man baykat laa dëkk ca Saloum xam mbay xam engrais xam jiwu ministère de l'agriculture mën naa ñàkk a cité turam xam na ne moom lu ne wax naa ko ci bàyyi leen joxe jiwu bi puisque jiwu bi amul njëriñ benn groupe rek ñëw ci profité di ko lekk ak bu ci baykat yi loolu dama wootee contre ko ministre de la justice bokkoon ci ñun xam na ne su dikkaan damay dal ci kawam ni ñuy dugalee nit kaso dafa yomb ci Sénégal nu ñu di demee kaso te kaso pour nga dugal ko ni da nga war a am lu leer dugal nit kaso 1 mois 1 an génne ko na ko defuloo dara ma bañ di wax ak ministre de la justice bëri na ci ministre yoo xam ne ku dikk ci man boo ñëwee damay jël kàddu du ma wax ne PDS la wala lële la damay seet ci sa ministère li nga xam ne neexuma wala nga xam ne baaxul ci réew mi ma teg ko ci taabal bi soo ko dindee tàmmiya soo ko dindiwul càmba gi càcc jur gi yooyu man moo ci doon suma rôle te yàlla xam na ne félicité nañ ma ci assemblée nationale le meilleur député de l'année 2011
Mamadou Seck moo ko wax bi bis bi di jeex député mu ne député bi fi ëpp lu mu fi jël parole ëpp lu mu fi défendre département xam ëpp lu mu fi défendre réew mi c'est Moussa Cissé Nganda. ku ñëw wax Omar Sane bu dëkk bi ñu yoroon dafa moo jël 2e. loolu am na léegi tey ñi gis ne mooy temps PDS. bien sûr. suma leader bu Allahu akbar. parce que boobu yéen a fa. mais yéen a fa nekkoon léegi man. waaw boobu yéen a fa am doole xam nga yaa ngi nii di naan ay waay sama leader. xam nga yow li ma doon wax mu ngi noonu. yaa ngi bàkkoo sa leader. man tey assemblée boobu. dafa yóbbu woon. waaw. c'était sous le régime de Wade. dafa def ci assemblée lu fa kenn deful. waaw léegi man dafa def lu fa kenn deful. dafa ñëw fekk fa opposition mënuñu am groupe parlementaire parce que taux bi ñu demandé mënuñ ko am. mu wàññi ko moom un grand démocrate. mu wàññi taux bi ni Wade ne bu amee 10 députés rek da ngay am te booba 15 la woon. mu ne bu amee 10 députés da ngay am ko au contraire Macky Sall bu dafa ñëw fekk ko 10 députés pour bañ nit ñi am groupe parlementaire mu yokk ko. indi contraire bi. yu mel noonu Gomis il faut yéen tamit ngeen di ci wax. léegi tey est-ce que mun nañu wax ci côté koom-koom gi aussi transparence bi ndaxte tey gis nañ ne tout le temps bu ñu voté loi après ministre bi bu defee wala ministère bi bu defee liggéeyam ba pare normalement war na taxaw ñëw assemblée ne sama koppal gi fii ak fii la dugg fii ak lii leen jot a réaliser bilan bi est-ce que tey député bii nii ñii yi nga xam te ñoom lañ jot a fal récemment j'espère que population bi ñëpp ñoo ngi leen di xaar ci. malheureusement loolu mooy li ma la wax ne ñaar ñi yore assemblée loolu président bi la war ak président de groupe bi. ñoo ko war a organiser mais un député simple mënta organiser loolu. moo tax ñoom suñu defoon seen liggéey dana tax assemblée ci yoon dafa wax am doole ci réew. mais malheureusement ba léegi ñun amaguñ assemblée boo xam ne mën nay def dara gouvernement wala mu woñ loxoom def loo ko lu ko bëggut parce que ñaar ñooñu ñooy def blocage bi. muy président bi ak président de groupe bi. kenn ku ne yaa ngi suivre sa gouvernement ak li mu bëgg. te ñoom ne xamuñ ne dañ leen fal comme ni ñu falee président dañ leen fal ñoom dañuy am baat man de fu ma amee baat du ma seet suma gouvernement la mu bëgg rek bu indee nag loo xam ne amal na réew mi njëriñ ma jàpp ci mais soo indee loo xam ne lii amalul réew mi njëriñ lu mel ni magu yi nga xam ne mooy am ci jiwu ak engrais bi. xool naka la un député mën a fekkee ñi seetaane ñuy jaay saako engrais 25000 francs. parce que njëgu ñaari saako ceeb député ba ne mekk. loolu du député. waaw loolu ma soo fekkoon xam nga du demee noonu wala ñëpp dañu ma dégg. Sénégal aussi jamono jii ñu ngi wax waxu pétrole ak gaz di wax waxu pétrole tey jii nii député yi luñ leen war a xaar ci sens boobu parce que ñëpp xam ne pétrole moom buñ ko commencé bu fi xasee ba ñu tàmbalee nag di ko utiliser wala di ko consommer Sénégal war na jëm ca kanam tey député yi lañ la leen di xaar ci anam boobu. man de su ma fa nekkoon tey li may jëkkee ku ne xam na ne Sénégal àdduna bépp ubbeeku nañu am ci ñun confiance. Macky Sall loolu moo ko may sens fu mu laaj xaalis ñu jox ko mais xaalis bi ñu ko jox malheureusement xool leen fi mu koy utiliser. xool leen Dakar kenn mënta génn lépp gas na ko. te mënu koy yeggali te loolu yëpp tubaab bi ñoo am ci ñun confiance lebal di ñu lebal nag fu ne lu mu lebal ñu jox ko mais malheureusement mu ngay leb ci suñu tur ba pare te fi mu koy dugal baaxut te digguma ci benn député loolu rôle député yi la ñu contrôler chantier yi. ñaata milliards la ñu wax moom lañu def ci inondation ñaata milliards. ana xaalis bu bëri boobu ana fu ñu ko def. Dakar di gën di bon. xam nga li ma dal démb Gomis. dama jullee juma Fass. war a ñibbi Kër Massar xam nga fan laa jullee timis diggante Fass ak pompier. jullee juma Fass maa ngi jullee timis pompier abri maliti. xam nga kañ laa àgg suma Kër Massar. 1 heure du matin. te ñooy def nañ ay milliards ci inondation xam nga loolu te député waxu ci. mais est-ce que buñ ci waxee dañ leen dàq. député yu bokk ci majoritaire. dañ cee war a wax man de su ma fa nekkoon danaa ci wax inondation bii su ma fa nekkoon daa ne Macky Sall sa milliards yi nga wax ne def nga ko ci ñoo xam ñu tontu ma ñàkk may tontu ne wax leen ñu milliards yi fan la dugg parce que dugg ci inondation bi dugg ci. waaye yow sur le plan économique lu ma bëggee sur le plan économique durant bi nga nekkee à l'Assemblée yow ñaata kii nga def ñaata législature benn malheureusement sax aw ma sax benn ba parce que 3 ans rek laa fa def. 3 ans ndax dama remplacer Aliou Sow. 3 ans laa fa waaw léegi yow ci 3 ans yooyu dama ne lan concrètement dama bëgg waa nga ne ma man de lii laa fa def lii. xam nga ci wàllu économie. wàllu économie député mënta wax ni laa def parce que moom day proposer rek. waaw ban proposition nga def parce que yoruwul bis ku yoruwul bis mënoo def. la ngay man bari na man dama dikk fekk. wax ñu benn dama dikk fekk suma région Kaffrine.
mat département Malem Hodar rek mat 2 fois et demi région Thiès ñu boot ñu ci kaw la c'est dit non ça c'est pas normal il faut que Kaffrine ñu am région xeex boobu dama caa xeex maak suma frère Babacar Gaye non loolu am na ci yoo xam ne dañ koy def proposition am yoo xam ne dañ koy wax ak waaw damay ñëw ci lii nga xam ne rek moom biñ nekkee assemblée am nañ ko ca koom ak kii Kaffrine nekk nag région un grand région ne am 4 départements te loolu bëriwul ci Sénégal mais malheureusement bañ fa jógee ba léegi régime bi defu fa dara procès yi ñu ci amoon yëpp ñun lu ñu tax a ñàkk sens yi ñu programme yi ñu amoon war koy def bi suñu législative jeexee Macky Sall poste yëpp dafa ñëw bloqué ko mën naa la fi indi benn exemple gendarmerie bu Nganda ak Balde boobu mi Balde mooy ministre des forces de l'armée mu ñëw 2011 comme li may wax boo amee proposition lu mu baax ko ak big si bi xas na jeex xas na dikk ba pare mënatu ko ci def Balde ñëw ma ne ko Balde li commencé Nioro ba ngay dem Koungheul frontière Gambie bi yëpp amul benn sécurité bu fa nekk bi ma waxee ba pare il m'a dit inshallah danañ def gendarmerie Nganda puisque bi ma koy wax ci 2011 bi big bi pare na bu def ko ci 2012 gendarmerie bu Nganda ko imaginer Nioro ba Koungheul amul gendarme amul police amul dara te ñu nekk frontière ak Gambie ñu sàcc suñ jur yi dañuy def lu ne amul sécurité Balde def gendarmerie bu Nganda ci big bi ba bisu tey may wax ak yow gendarmerie bu Nganda ba li kenn ubbiwu ko d'accord kenn ubbiwu ko loolu boobu liggéey yoon yow itam du feeñ parce que li nga liggéey ba mu aw ci yoon bi régime bi nga xam ne moo ñëw remplacer te loolu lu ñu war a bala ci Sénégal état continuité la soo dikkaatee fekk fa ay projets yoo xam ne yu baax la fexe ko continuer waxuma lépp li ñu fi waxoon yëpp moo baax mais nga seet yu baax nga def ko mais dikk rek Abdoulaye Wade ak nitam daal lépp lu ñu fi defoon du ma ko yeggali wala du ma ko def te loolu mën naa ci cité fu mel ni route Kaffrine Nganda bi ñu bàkkoo ñoom 36 kilomètres kese tout en région Macky Sall dafa benn 36 kilomètres di ko bàkkoo te loolu fekk na mu ne ci bisi bu 2012 ba pare ak Karim Wade très bien yu mel noonu sëñ bi dañ cee mën a indi lu bari gomi li may wax nii te loolu yëpp ñu ne assemblée xam nañ ministre yi fa nekkoon xam nañ xeex boo xam ne xeex naa ko ci pour suma département pour suma xam nga mbay dafa am solo lool ci économie wu Sénégal effectivement ci monde bi sax mbay moo ko yore te yow mii nee nga yow yaa ngi nekk ci benn zone boo xam ne mbay la mooy Kaffrine mooy Kaolack mooy fu nekk effectivement xam nga lu ma bëgg a xam dama bëgg a xam yow rek nga wax ma rek ci wàllu woowu ci wàllu ma parce que yow loolu nga gën a xam ban maanaam naka nga gisee dégg nga maanaam kii bi waxamoon kii bi mbay bi fii Sénégal ñaar laa gën a xam mbay ak commerce loolu laa gën a xam te loolu moo yore réew ñoo ànd mbay ak commerce parce que kenn mënta développer Sénégal te développer foo mbay mi puisque 70% de population lu ñuy dundee ak li ñuy consommer kooku sëñ bi mënoo yóbbu réew ma fenn te amul te gouvernement bi dafa sàgganee mbay mi yàlla baaxee nañu am nañ suuf bu tali am nañu ndox am nañu naaj dara manqué wuñu des na rek ñu organiser leen mais 70% des populations ñëpp di bay te amul sax lu ñu dundee ñoom en États-Unis boo demee 2% ñooy bay waxuma ñoom dundal États-Unis mais ñu ngi koy dund sax monde bi kon loolu rôlu état la 2% seulement mooy bay en États-Unis 2% ñun 70% te 70% ñoo amul sax lu ñu lekk kooku sëñ bi fa ñu see ko te état bi da ci ñàkk nag ay milliards nag mu am nag ñu ne nag ay magu yu yër yoo xam ne li ci état bi def yëpp ñoo koy këf dox diggante seen diggante ak baykat yi te ma dolli la sax mbay bi bu ñu ko mbayee ba noppi qualité bi dafay daal di parce que moyens yi duñ leen ko jox tubaab yi ñoo koy daal di ñëw jënd ko defaraat ko bu ko tebee ñun itam ñu dem daal di ko jëndaat en prix bi nga xamante ni mooy gën a cher donc mu doon waxtaan bu amam solo boo xamante ni vraiment honorable sulli nga ko on aurait bien aimé vraiment gën ko yaatal mais waxtu bi moo ñu daal di xoj Mamour Diaby commerce bi wax naa leen léegi am na dañ koy yaatal ci moo yore réew mooy développé réew te man commerce laa xam dëgg la loolu il faut que ñu fexe commerce bi ñu ubbil commerçant yi yenn possibilités yi marchandise bi mën a wàññeeku mais taxes yi ñu teg taxe bu douane di teg commerçant yi ak dafa seer moo seer moo tax lépp seer loolu la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax honorable di Moussa Cissé di ne rek 14e législature bi ñuy xaar ci ñoom pour ci lépp lu ñeel wàllu kii
wàllu pêche. nañ ci taxaw bu baax a baax xool la nga xam te ne accord ya nga xam te moom la ñuy signé parce que mënuñu wax économie te waxuñu pêche. te gis nañ pêche bi jamono ji pêcheurs yi dañuy jooy bu baax a baax donc 14e législature bi ñu ngi leen di xaar ci côté pêche bi ñu taxaw ci waaye tamit ñoo ngi leen di xaar bu baax a baax ci côté infrastructure bi ñi défendre seeni gox kenn ku nekk xam nga urgence ba nga xam te moom la sa gox di demander pour sa gox mun a avancer donc kenn ku nekk ci ñoom na def tout def kéemtalaay kàttanam ngir président de l'Assemblée wala sax député yëpp daal di voter loolu en tout cas nañ def seen lépp ndaxte population bi dañu am confiance ñoom ba tax na yaa leen voter ñi dem toogal leen ci penc ndaw réew mi donc nañu góorgóorlu def de telle sorte que koom-koom gi daal di gën a avancer pour ñëpp daal leen féliciter buñ paree ci 14e législature. dama may rek ma tàggatoo ci remercier waa Kaffrine ñi nga xam ne ñoo defoon ci seen liste mais malheureusement suma adversaire dañ maa gagné mais dañ ma gagné waaw Abdoulaye Sow moo ma gagné mais Abdoulaye Sow gagné na ma waaye na ma gagné man moom fekkee gàcce am na ñoom ña gagné ñoom ñoo am gàcce malgré milliards yi rek te mën naa la woon léegi suma photo nga xam ne ñoom seen